joyeux, bénissons le Seigneur. Le mois de février dernier, les unions des femmes catholiques de Dakar ont ouvert le jubilé de leurs 35 ans. Hier samedi, les femmes se sont retrouvées à Mbour pour prier et fraterniser. Le jour du Seigneur leur a tendu par surprise le micro. C'était le mercredi dernier à leur réunion hebdomadaire dans la cour bien ventilée de la centrale des œuvres catholiques et apostoliques de Dakar. dama nekk fii ak sama sœur yi sama naatango yi donc les présidents des associations paroissiales et des amicales ñoo formé comité directeur diocésain tey dañu toog fii parce que dañu am dañuy préparer suñu événement bu mag bu ñu tuddee jubilé 35 ans fanweeri at ak juróom ba ñu nekkee ba léegi donc ñu koy def tout le long du mois de novembre ndax ubbi woon nañ ko lancement bi mu ngi woon mois de février. Femme catholique dafa sosu en 1984 le 20 novembre mais balaa loolu suñu yaay yi dañ ci liggéey ndax monseigneur Hyacinthe Thiandoum feu le cardinal moo ko mbëbët daal di ko dënk feu monseigneur Jacques Sarr ak le père Roger de Benoît ndem si yàlla ñu daal di ci taxaw liggéey ci woo booba juróom-ñeenti association yu amicale la ñu woon sax ca booba ñu ñëwoon pour mettre en œuvre lu ñuy woowee union diocésaine ndax mun a dooleel jigéen yi buñ leen boolee donc ñaari at lañ ci liggéey ba le 20 novembre 1984 ca la mbir mi daal di taxaw mooy première année ba nga xam ne ci lañ ko sos au martyrs de l'Ouganda. suñu objectif premier moo doon dajale jigéen ñi pour ñu mun a bone seen ngëm dund ko dund boobu tamit ñu dund ko ci gëm sa bopp xam sa diine ci biir diine boobu yàlla mën la may pour nga jaamu ci yàlla jàppale jàngu bi donc objectif premier moo doon pour se mettre au service de l'église donc bu ñu waxoon dañ ne ba léegi ñu ngi ci l'union est apolitique et non lucrative donc loolu la ñu dawoon ak boole ñun jigéen ñi tamit pour bu ñu boolee suñu doole mën a jàppalante mën a ku nekk mën a jël ci sa morom donc jaar nañ ci ay formation jaar nañu ci ay accompagnement ay xale accompagnement yi nag ci volets yi bëri nañ ndax suñu kilifa yi amoon nañu di rencontrer même à l'étranger di seet naka la ñuy accompagner les jeunes filles mères naka la ñuy accompagner les jeunes filles travailleuses yi nga xam ne bu vacances jotee nañ ñëw fii pour jàng pour liggéey tuuti ndax mën a préparer seen année scolaire. dañuy ñaan yàlla mu jiitalal ñu jàmm ci la lépp xëj donc suñu amee jàmm jooju rek dañuy dem ñuy ñaan yàlla mu defal ñu jàmm defal ñu ko def ko si njaboot gi def ko si ñëpp mbégte femme catholique mooy jàmm ji ci kër gi ndax boo yeewoo kër gi amul jàmm xol bi du neex mooy suñu doole moo ñuy may courage dañu encouragé diñu dooleel pour ñu mën a dunda bu ñu xëyee tamit lu ñu njëkk a def defe naa c'est dans la prière ñun ñëpp sax waaw ñaan yàlla gërëm ko d'abord ci nga yeewu cër yi nangu rek dañ koy santé borom bi saa ñu yeewoo bu ñu mayee kàttan boobu ñu daal di ko ñaan bu ñu ko gërëm pare dañ koy daal di ñaan daal di jóg nag engager les journées comme on le fait waaw ndax toujours dañuy jóg rek du ñu sonn ñi ñuy wër sax dañuy jaaxle ñun ci suñu énergie waaw ndax bu ñuy tëddi duñu mënati dara waaye bu ñu yeewu mel ni du woon ñun loolu kàttan bu ñu yàlla may la te ñu ngi ko ci sant di ko si gërëm ñu ngi fi nag di jàppale suñu njaboot di jàppale suñu borom kër di jàppale jàngu bi ndax ñun dañuy commencer jaboot suñu communauté de base dem suñu paroisse liggéey ca paroisse ba mu ñu indi fii ñu fi toog nii ñëpp seen jàng wala seen mbootaay yi ñu bokk ñoo leen kuréel yi ñoo leen indi fii ba ñu ñëw mën a fi teewal ñooñu pour représenter leen suñu liggéey day nekk ci ginnaaw liggéeyu jàngu bi waaw lu ñu war a def rek te bés boobu jàngu bi soxla ñu loolu dañ koy teg liggéeyal jàngu ba pare soog a demaat ci beneen programme. lu may ñaan tey mooy jàmm d'abord jàmm lay ñaan ci réew mi d'abord di ko ñaan ci communauté yi quelles que soient les appartenances jàmm jooju ma sa am Sénégal yàlla na fi sax te dëkk fi di ñaan ci Mariama mu sell mi di suñu yaay mu aar ñu gunge ñu
ndax mooy suñu royukaay moo ñuy may doole taxawal ñu nag ci wetu doomam ji di Yeesu Krista mi nga xam ne dara jeexul ci moom ñu koy ñaan lu ne ci xol yi moom moo ko xam. Union des femmes catholiques lu ma yokkal bare na dafa mel ni comme thème bi ñu jëlee jigéen may ma ndox ma naan mooy teen boo teg ñëw di root ndox moomu ngay root lu bare la ci mën a def mën nga cee fóot mën nga cee togg mën nga cee naan mën nga cee raxas cin ndox mooy àddina. femme catholique comme madame nu mu ko waxee rek bare na luñ ci jël bu moralement jël nañ ci lu bare xamante nañu dañuy duggalante même bu ñu fi nekkatul suñu mandat jeex ñu dem xamante nañu ku xewle sa morom dina dem ñu ñaan yàlla muy lu neex ak lu naqar yëpp a ànd mais ñun ñëpp dañuy jogandoo fii ba Fatick nag parce que archidiocèse bi dem na ba Fatick li ci gën a neex mooy foo dem am na koo xam enrichissement la ma am appel bu may lancé surtout góor ñi parce que jigéen ñu bëri ñu ngi bëgg a ñëw waaye engagement biir union def fa métti léeg-léeg ñu nekk fi réunion ñi sore ay 24 heures la ñu yegg minuit ba 11 heures 23 heures ba minuit jigéen góor ñi ne ñenn ñi xamuñu njëriñu union dañuy ne ñu ngi kër labbe rek di taxawaalu te yàlla xam na ne taxawaalu wu ñu dañuy liggéey. may lancé appel góor ñi bu ñu mënoon sax ñu ñëw Mbour wala veille de prière yi activité bu ñuy def ñu ñëw Samba Diéry Diallo partagé ak ñun parce que jigéen mooy famille mooy pilier Pape Jean Paul II nee na ñun ñooy colonne vertébrale bi donc ñun fu ñu ne suñu jëkkër yi war nañ fa nekk doom yi ne fa ñu gis ne dañuy liggéey parce que jamono ji ñuy toog di xoolee rek wala di tàccu di fecc defe naa léegi Sénégal sax jigéen ñu weesu nañu léegi ñun toogoon nañu suñu yar tax ñu nekkoon à part toog rek prier chapelet rek di messe rek dem toog mais léegi jigéeni catholique yi dañoo yeewu ñu ngi si projet yi di defar ay dàll yi def comme ñeneen ñi jigéen ñaa ngi ci dàll yi ñu ngi ci transformation fruits et légumes céréales produits halieutiques lu ne ñu ngi si teinture pâtisserie yéen sax boo la ñëwee di ngeen gis ne vraiment jigéeni catholique yi léegi defe naa ne yeewu nañu nelaw amatul li waaja doon wax yeewu leen yeewu jot na góor ñi nañ bàyyi jigéen ñi génn jigéen ñi tam nañ ñeme métti na waaye suñu batem moo ñu engagé man damay faral di wax ki ñu daaj ci courant bi rek moo ñu sonal mu ndax moom la ñuy topp Mado wax na ko dinañ tiit waaye ragal amatu fi ndax kuy ragal doo song 35 ans di invité ay sa morom bi sous région ba ñuy ñëw nga sumba tout un mois di liggéey donc encore une fois xanaa dina jigéen ñi rek les portes sont ouvertes ñëpp am nañu place. am na lu ñu union indil li ñitti dinaa ne union indilu dara union man de indil na ma lu bari ndaxte union tax na ba ma xam genn wàllu jigéenu Sénégal genn wàll bi laa wax de la moitié mooy sëriñ ba mooy catholique ba mu ñu dëkk Dakar wala ñu dëkk ci réew mi ci dëkk kaw yi ñu bare fu ma romb rek ñu ne mère Thiawa ngoogo mère Santala ngoogo te loolu it union moo ma ko may bu ma tëju woon sama kër rek du ma xam ñooñu waaye tëjuwuma de fu ñu ootee rek maa nga fa ñun nag dama bëgg ñun jigéen ñi ñun ñëpp nag ku nekk def nii suñu sœur yi jëkk nekk ci union di génn di wax di ànd ak nit di liggéey bu ñu des ginnaaw parce que bu ñu liggéeyee dañuy des ginnaaw suñu produit yi ñuy liggéey nag dama bëgg ñun ñëpp ñu di koy liggéey boo ko liggéeyee sa kër képp ngay toog même boo ko yóbbul fu sore sa kër ngay toog te di nga mën a jaay di nga mën a am dara kon jigéen yi ñun nañu takku liggéey defar suñu dëkk bi parce que góor dina la jox waaye góor mënu la jox lépp li nga soxla li ci des ñun ñoo koy mottale. dolli rek ci li fi jot a wax di sant yàlla lu bare parce que te di ko ñaan itam li ñu suñu aîné yi comme niñ ko waxee li ñu fi jot a liggéey ñun bu ñu ci yàq dara ndax grâce bu bare la grâce bi mooy bu ñu tasee di partager li nga xam ne moo ñu tax a jóg mooy suñu spiritualité muy lu fort ci nit mooy suñu ngëm-ngëm déjà suñu activité première loolu la ku ci nekk jóge benn paroisse feu cardinal Thiandoum ñaan ñu ñun ñëpp ñu àndandoo nekk benn ci tànk yooyu la ñu jéem di dox ba léegi ba muy am 35 ans mu nekk grâce bu bare ndax yaakaar naa ne comme niñ ko waxee léegi rek bu doon ay caaxaan yaakaar naa suñu cardinal du ñu ñaan pour ñu sos loolu ñu koy xelal nit yi
ndax ñu mën a xam ne que bu ñu jógee suñu kër yi di ko bàyyi pour ñëw dëgëral suñu gëm wan nit yi yoon bi nga xam ne fa la ñuy jaar domaine bu nekk ñu ngi ci boo ci yëkkati rek femme yaa ngi ci bu dee ci biir paroisse yi ñooy defar ñooy liggéey lu ñu am yóbbu ci biir paroisse yi dimbali ci xale yi que ce soit ci garde xale yi mouvement xale yi lépp femme yaa ngi ci di leen jàppale. loolu exemple la modèle la parce que li xale yi di def les mouvements ñun ñëpp jaar nañ ci boo jógee ci mouvement facilement di nga mun a adhérer ci affaire u femmes yi parce que di nga comprendre objectif bi mooy retrouver wu partager comme ni ñu ko Pape François demandé on ne peut pas être catholique seul maanaam ngay dund catholique tëju yow kese ci sa biir kër loolu mënul nekk au contraire catholique da ngay dem ci néew ji doole ji loo am bokk ak ñoom dem ci sa noon sax la ñu wax sa noon nga war a gën a bëgg que sa bopp parce que nee nañu ki la bëgg ba pare bëgg na la ba pare waaye ki nga xam ne bëggu la foofu ngay dem ca kooku ngeen bëggante ñuy rendre grâce itam ci kaw femme catholique yi nga xam ne ñu ngi ànd ak femme musulmane yi ci ay activités yu bare ñoom bu ñu amee dañuy invité ñu nit bu ñu amee ñu leen di invité di profiter ci 35 ans yi pour di leen invité waat encore te xam ne lépp ñun ñoo koy bokk. li may ñaan mooy yàlla yokk grâce yi ndax ku ko cultiver ba xam lu mu lay indil amul dimension amul fay man de xam naa ci dara parce que am na lu jaar ci sama vie mais damay yëg Mariama mu sell mi daf ko dégg loolu rek amul fay di ko sant di ko dénk suñu journée bi di ko dénk itam suñu union bii ñu yàlla may mu lawal ko muy gën a dem kanam muy gën di yokk ndax fi mu ne nii amul gox bu ñu bàyyi même ñi nekk ci village yëpp ñëpp xam nañ lan mooy union donc di sant Mariama di sant Jésus Christa. Joyeux, bénissons le Seigneur.